ñu ngi lay ziar ñu ngi lay dalal di la jox sa wàccuwaayu Mbàkke di am mbégte ci sa teewaay jërëjëf Mbàkke sëñ Moustapha jërëjëf Mbàkke ziar nañu la bu baax a baax a baax di la dalal délégation. Serigne Moustapha sëñ Moustapha Mouhamed Mbàkke moom itamit teew na ci jotaay bi kon nag Mbàkke ñu ngi leen di dalal jàmm Mbàkke ñu ngi leen di tatagal di leen jox seen wàccuwaay jërëjëf Mbàkke kontaan nañu si yéen bu baax a baax bismillah ñu ngi leen di dalal ñu bàyyi leen. si ginnaaw ok. ñaanal taalibe yi tamit ñu yàgg fi te wér di nuyu tamit sëriñ Abdou Mbàkke yàllaay buur di xalifa Mamor Diarra moom tamit di ko ñaanal mu wér di ñaanal taalibe yi ñu wér noonu tamit lañ koy defee di nuyu xalif général de Baye Fall di sëriñ Cheikh Jëmb Fall di nuyu sëriñ Abdou Khadre Mbàkke bu Daaru Salaam di nuyu waa Gaawaan di nuyu waa quartier bi di Ndoyeen di nuyu ñëpp man nag maa fi ñëw tey représenté fi monsieur le maire Serigne Abdou Mbacké Ndaw di leen xamal ne dafa génn réew mi moo tax waaye kon moo fi teewal boppam maa ngi nuyu aussi association départementale des éleveurs de Mbacké di nuyu waa ALET te Baye Bada Dieng mi doon wax léegi jiite ko di nuyu inspecteur régional de l'élevage monsieur Yad di nuyu inspecteur départemental de l'élevage monsieur Sall di nuyu le président Omar Sow di nuyu moom sax laa waroon a jiital ci ñooñu di nuyu monsieur le préfet Moussa Thiam mi représenté le préfet du département de Mbacké di nuyu ñëpp di leen xamal daal ne ñun de ñi ngi sant yàlla bu baax di am yaakaar lu tax loolu lu mel nii dañ ko fee mus a gis te xam nga ne fii dëkku diine la Sénégal ci boppam sax laay wax dëkku diine la waaye rawatina la département de Mbacké nga xam ne nii ku ko xam ku ne xam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul xam Màggalu Touba xam ne au moins 4 millions à 5 millions de personnes danañ fi daje pendant 5 jours kon ku indi lii ñun nga ko indil waa Touba nga ko indil waa Mbacké nga ko indil kon monsieur le président Omar Sow ñi ngi lay dalal jàmm yaag membre du kii bi maanaam bureau bi di dalal nag fédération bi di dalal association des éleveurs yi nekk ci Sénégal yépp parce que lii bu ngeen ko defee rek comme ni ma ko waxee yaakaar la ñun bu xew-xewu diine amee te fii xew-xewu diine boobu moo fi maanaam bu mag waaye bu paasee tamit ay xew-xewu diine fi am toute l'année kon ku indi lii ñun nga ko indil maire nag nee na mi ngi lay sant bu baax di sant waa ALET aussi di sant Sedima ak les grands moulins de Dakar waaye nag ngeen permettre ma rek ma sant sama benn doomu bàjjan di sama sëriñ di sëriñ Galas Amina Mbacké gis nga bi may dugg léegi ab autorité ku ko sañ a sëggal rëkk ko kooku am na ca sañ-sañ comme am na sañ-sañ ci dëkk bi ni ko Baye Bada Dieng waxee tamit am na sañ-sañ lool ci wàllu jur gi te mi ngi ciy taxaw man maa ngi ko ciy laaj mu ma ci wax loo xam ne ni musuma ko ci xam kon nag ñi ngi koy sant bu baax xam ne ku bokk ci Serigne Touba bokk ci Serigne Fallou noonu nga mën a mel kon nag wax ci du gudd bi may ñëw maa ngi ànd ak Ibrahima Diop di conseil municipal ànd ak Adja Fall Adja Assou Fall di conseillère municipal ànd ak Khassimou Ka di conseiller du maire ànd ak Abdoulaye Diako di conseiller du maire mais waaye bi ma fi ñëwee fekk naa fi tamit Malick Diagne di conseiller municipal
fekk fi tamit Morane Gueye di conseiller municipal kon loolu moo leen war a xamal ne li ngeen di def saf na conseil municipal bi bu baax a baax a baax saf na waa Mbacké saf na département de Mbacké te ñun li ma leen wax rek fii daal dëkku diine la te ku wax dëkku diine fii la ngay njëkk a xalaat njëkk ko tudd mooy màggalu Touba di Serigne Touba te màggalu Touba ay nag ak ay xar ak ay bëy ak ay ginaar lañ ciy rey te moom ngeen fi taxawal ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh. merci beaucoup monsieur le maire. kontaan nañ si am ci mbégte bu baax a baax. kan la ñuy toftal nag ci kàddu yi ginnaaw bu sëñ Galas yëkkatee kàddu dañuy introduire thème bu am solo fas ko yéenee waxtaani kan moo ci war a wax kooko moo bëgg Seydina Limaamu ba mu jeex kooku suma xarit la suma wëllëre maag moom ñu bokk Baay Laay muy kan muy le président Libaas Ndoye ngeen tàccul ma ko bu baax a baax ana lan la fas yéene waxtaane quelle stratégie sécurisation du bétail quelle stratégie moom la fas yéene waxtaane un commandant de la gendarmerie nag en retraite avec toute son expérience et son expertise su bëggee wax ci sécurisation du bétail nañ ko déglu bu baax te xam ne c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut waaye nag dama ni def cee féggoo nag ay champion yoo xamante ni dañoo tekki ci réew mi nekk nag ci ñi nga xamante ni nekk ay takk der yu am solo ku mel ni Sibéeru Jaxate ku ko xamul dégg ñu ko mu nekk moom it tamit kilifa ci police bu Sénégal teew bokk ci Renades ànd ko ak commandant ak ñi nga xamante ne ñu ci liggéey ñëpp ñu daal di joxe nag li nga xamante ne mooy stratégie bi nga xamante ne moom la commandant Libaas Ndoye war a wax léegi commandant ñu ngi lay ziar. bismillahi rahmaani rahim auzu billahi mina shaytaani rajim la hawla wala quwwata illa billahi alil azim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant di ci sempi sëñ Galas Amina Mbacké li tax ma ko ci sempi sëñ bi loolu la wax ni yow day neex nga ñëpp ak man itam neex nga ma lool macha allah. di gërëm monsieur le président Oumar Sow bi ma may opportunité honneur ak privilège ma introduire thème bii nga xam ni ñor na éleveurs yi yépp muy le vol contre le bétail ndax càccum jur gi tiital na ñi nga xam ni ñoo yar ragalal na ñi nga xam ne ñii dañu bëgg a dugg ci yar gi càcc gi dafa nekk mbiru sécurité or ñëpp xam nañu ni sécurité dafa bokk ci mission régalienne de l'État comme l'éducation et la santé cependant ñun ñëpp war nañu gëm ni am nañu fi ay forces de l'ordre yu mel ni police nationale ak gendarmerie nationale war a tam nangu ni ñu ngi liggéey bu mucc ayub te ñu nekk ay tànneef ci biir sous-région bi ak ci biir Afrique et pourtant càcc gaa ngi continuer di dem war nañu constater ni aussi am ni fa ay association yu jóg di xeex càccum jur gi waaye ñooñu seen domaine dafa war a yem ci renseignement di liggéeyandoo ak brigades yi bu ko defee lañ jox information yi waaye ba tey càcc gaa ngi continuer di dem am na fi itam ay innovation ñu indi fi ay bouclettes commencé di tapp ay oreillettes ci nopp xar yi ak nopp nag yi wante loolu dafa nekk rek benn jéego boo xam bi def nañ ko ci ay jéego yu bari yu mën a def am efficacité loolu te defuñu ko loolu moo tax ba léegi itam càcc gaa ngi di wéy di dem ñu xalaat ni président Oumar Sow mu ne Renades dafay indi contribution parce que lii di wàllu lutte contre le vol de bétail Renades mënu ko moom yëfu état la
comme que ñun nag dañuy jóg pour jàppale état bi ci mu jël ay dispositions yoo xam ne yii dana tax ba éleveurs yi mën a yor seen jur ci anam yu mucc ayub moo tax ñu jóg pour indi suñu contribution pour indi proposer ay solutions boo xam ne bu ko état bi nangoo amaana dana am amélioration waxuñu sax mu jël lépp wante rek na nangu ay experts am toog ak ñun ñu waxtaan ba tënk ci kàddu anam bi nga xam ne moo gën a mucc ayub bu ko defee kenn dong moo ci gagné muy l'éleveur du Sénégal kenn moo ciy gagné mooy le Sénégal pour ñu mën a parvenir à un Sénégal émergent. donc ñu ngi sukkandiku suñu plan bi ñu bëgg a proposer ci bouclette yooyu mu tudd sànq kooku benn pas donc la ñu franchir ndax fi mu nekk nii ñu bari def nañ ci seen noppi jur waaye boo ci gis doo xam kan moo ko moom. boo xoolee ay bouclettes yu jaune par exemple numéro 24 soo demee am na Touba soo demee am na Njaaréem soo demee am na Kaolack soo demee am na Fatick boo demee am na sax Ziguinchor kenn du xam numéro 24 jaune bi kan moo ko moom. système bi ñu indi nag dana permettre jur goo gis dans les 10 minutes qui suivent nga xam ne kii kat diw moo ko moom ma nga dëkk béréb sàngam numéro téléphone mi ngi nii nga oo ko mu xam ne que sa jur mi ngi place sàngam. kooku dafay nekk un début pour trouver la solution contre le vol de bétail bi ki des mooy ñu réglementer boucher yi ndax jur boo ko sàccee da nga koy rendi jëfandikoo ko comme ni njaay ñuy def mbaa boog nga jaay ko mais ku téye jur gi dañ koy jàpp mbaa boog nga jëm ko yar te loolu tam dañ lay jàpp kon bu ñuy xeexee ba nga xam ne bii dañuy réglementer boucher yi ak abattage clandestin yi ñu lutter contre ça amaana càcc gi dana wàññeeku. dañuy jël Sénégal li mu toll ñu répartir que en 5 zones mu am 5 zones zone est zone ouest zone nord zone sud ak zone centre zone bu ci nekk boo xamee xoolee carte Sénégal di nga xam gox ya fa nekk. bu dee zone centre mooy fi ñu nekk nii muy Diourbel région Diourbel. Kaolack ak Fatick ñoo nekk région centre boo demee ci nord bi mooy Saint-Louis mu wàcc ba ay Louga yéeg ba ci kaw ay Matam Podor Richard Toll et consort boo demee à l'est mooy Tamba nga ñëw ay Goudiri Bakel Kidira ñëw ba Kédougou mooy zone est boo wàcc ñëw ci suuf mooy la zone sud mooy Ziguinchor Bakel Ziguinchor tànn naa bleu pour la région du fleuve ndax ndox mi tànn bu weex bi pour Dakar ak Thiès eu égard à la mer et à l'écume blanche des vagues. tàccu leen li waay s'il vous plaît. oh c'est très beau président. daal di tànn nag jaune mooy fi ñu nekk nii pourquoi parce que jaune c'est le bassin arachidier mais surtout parce que l'étoile est frappée sur le jaune bidéo bi fi la nekk. tàccu leen lii. waaw président yow foo jàngee lii. moo tax mu ci tànn jaune jox ko zone centre li ñu wax nii mën nañu adosser système bi à une campagne de vaccination générale d'une pierre 3 coups lay nekk dana permettre état bi mu identifier jur gi dana permettre parce que ba léegi identification musta am ndax li mu wax nii confusion moo am totale parce que anarchie moo am dans l'application de cette mesure là waaw bii nag dañ koy réglementer. dégg nga dana ko permettre donc mu identifier jur gi dana ko permettre également mu répertorier jur gi mu xam ñaata la le mot recensement waaw mu recenser jur gi xam ñaata la waaw bu ko defee dana ko permettre également bu fekkee ne day def vaccination mu xam ñaata tête la vacciné ak fan la ñu nekk ci gàttal parce que orateur dañoo xaw a bari on m'a demandé d'écouter un peu ma contribution bu beneen yoon bu soobee yàlla dañuy def carte du Sénégal teg yëpp indi couleurs yi expliquer yëpp dans les détails ak les cas qui peuvent intervenir comme boo tolloo fii jaay sa xar mu changer de zone mbaa bu sa xar daanoo noo koy déclarer parce que dañu war a créer benn centre national de coordination et d'animation de la lutte contre le vol de bétail kooku dañ ko war a créer implanter ko soit ici soit à Fatick en tout cas foo xam ne fii day nekk foo xam ne c'est accessible ñooy coordonner lépp liggéey boobu
en collaboration avec les services de l'ordre réguliers qui sont établis dans le territoire daañu amoon am efficacité ngeen wal ma assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. président ça c'est yal na yàlla dëgëral sa taxawaay merci beaucoup jërëjëf Kader Diouf, représentant du ministre. ñu ngi annoncer la présence et là-bas au fond je l'aperçois un grand champion merci beaucoup Khadim Kane kaddu gango asalaamaaleykum jataay bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu kilifa diine yi ñu fi fekk ak kilifa aada yëpp di rafetlu torop jataay bi di jéggulu tamit ndaxte ay jigéen lañu suñu kàddu warul a jóg ci kaw kilifa yi waaye dafa am message rek bu ñu bëgg a jàllale mu leer ci bopp net parce que gis nañ ne lépp li fi Renades di def ñu ngi koy tudd muy jëf ju rafet boolewu ci wax ju bari waaye tamit ñu bëgg leen a xamal ne jigéen ñi bàyyiwu leen gannaaw parce que Renades dafa jël ne gis na ne góor ñaa ngi liggéey mu fekk leen fa ñu nekk di leen dooleel pour seen liggéey gën a rafet jàppale waale en même temps réew mi parce que gis nañ ne bu élevage suqalikoo ci gox yëpp vraiment li ñuy jooy ci côté boobu yëpp dina wàññeeku lu bare bari léegi nag mu pare ci loolu gestu ne jigéen ñi pourquoi ñu bàyyi jigéen ñi ñoom defuñu dara parce que jigéen ñi bari na ci ñoo xam ne ñoom ñoo war a élever ñu ngi ci biir kër yi élevage ñoom sax ñoom la gën a jekk su ma mënoon a wax parce que koo xam ne yaa ngi xëy suba ba ngoon ci biir kër gi génnoo demoo fenn boobu bu ñu la joxee jur ni la ci biir kër gi toogal ak moom nga defar ko defe naa defar ba dina rafet loolu moo tax ñu ne leen kon jigéen ñi ci boppam Renades ne du leen bàyyi gannaaw ne leen dina leen jàppale ci doole ci xaalis ubbil leen ay compte bu leen ubbilee compte bourse solidarité pour nga mën a dem xam nga kooku mu ngi gestu na la parce que xam na ne sa doole néew na kër gi moo la war yaay toppatoo doom yi la ak togg ak añ yekk mun a kaay xoolal yow fan laa la mën a jàppale mun a la kaay ma jox la bourse nga jàpp ci wala ma jël xar bu ëmb ba diis sa xam ngeen ne laadum kenn du ko maye de mais Renades da koy maye day jël xar bu ëmb ba diis jox ko yow jigéen ni la am nga juddu na ci commencé élever toog ci biir kër gi élever nga mën a am li ñuy am ci xar ku ma topp jaxaay di nga gis ne am na fa ay femmes yu ñu dajale yoo xam ne fi mu nekk nii war nañ leen a jox xar te yemu ci xar daf leen a jox xar bu ëmb ba diis booleel la ci xaalis booleel la ci repas booleel la ci pierre à l'échec ak jàppale la ba tetta la ba nga xam nan la ñuy élever ba man cee génn donc loolu mooy doxinu Renades wax ji néew na mais jëf ji rafet na te bari na macha allah léegi may xamal jigéen ñi ne ñu ngi leen di ñaax yéen tamit ngeen dolli góorgóorlu ci loolu yéena leen ci parce que loolu xel la man mii di wax damay élever maa ngi yor ay xar sama kër macha allah xëy na bokk ma ceeg sama jëkkër bëgg waaye gis na ne amal na ma njariñ mu ngi ma ciy jàppale macha allah léegi yéen aussi ñu bëgg yéen tamit ngeen dugal ci seen loxo. fii ci Touba ñëw nañu parce que fekk nañu moom ñoom décidé nañu Renades géniteurs yi ñu leen andil mais mu ne du dem ak loxoy neen rek il faut programmer booleegu ko ci mais dinañ jël si waat Touba pour jigéen ñi mais pour l'instant dañ leen a indi nañ fi ay bourse juróomi bourse yoo xam ni tànn nañ ci jigéen ñi ñoo xam ne dinañ leen ko jox tey ubbil leen compte muy bourse solidarité bu loolu weesoo ñu leen di xamal ne suñu programme du dara lu dul bëgg rek jigéen ñu dugg ci élevage parce que élevage dafa di lu xam ni day suqali réew dafay suqali réew ba pare te dina jàppale bu baax ki nga xam ne mu ngi ci kër gi amul doole génn ci biti kon loolu lu am solo la ñu dellu di leen gërëm rek di leen xamal ne loolu mooy suñuy tànk bëgg nañu du élevage bi góor ñi rek déedéet jigéen ñi dañ ci war a bokk te dañ ciy bokk incha allah te loolooy tànki Renades ñu ngi jégalu nag di leen xamal ne daal le 16 décembre am nañu ca jaxaay commission boo xam ni danañ fa dajale ay jigéen defal leen teraanga muy lan jox leen ku ci nekk dinañ la jox xar ak repas dinañ la jox xar jox bu ëmb ba diis bu laadum
jox la repas tegal la ci jàngal la aussi nañ topp am suivi boo xam ne dina la topp ba nga xam ne di nga ci mën a di nga dem yow tamit ba génn ci loolu te lañ lay jox kat du doon xar boo xam ne ku ko xool da ngay sëgg loolu la ñu bëgg. fii nag ci Mbacké tey prévoir nañ fi jox fi ay dons yoo xam ni danañ leen ko jàppale ci ay jigéen Maxtar tu as les noms voilà kooku kon ñu ngi voilà dugaleen lañ leen bourse solidarité yi voilà en élevage pour jàppale leen avec la Cofina ñëw na moom déjà dugal nañ leen seen kii muy kan ñu jox leen tur yi Khady Diop ak Mbodj Xayri Khady Mbodj ak Khady Diop Khady ak Khady Mbodj Dia Awa ak Awa Aram ak Diop Aram ak Bey Gadd Bey ñu ngi leen di xamal ne ñooñu la ñu tànn tey pour jox leen bourse solidarité yi jàppale leen ci seen élevage ñoom tamit ñu ñëw te xam ne bu ñu dikkaatee Touba bi pa góor ñi la ñu andil waaye bu ñu ñëwaatee Touba jigéen ñi dinañ yëg seen bopp fii bu baax a baax ci Renades. ñu sargal ko Seynabou ndeysaan une dame de fer une dame de cœur et de classe kan moo koy sargal kan moo indi sargal bi madame Diatou Coulibaly mi ngi noonu ndeysaan moom itamit nekk jigéen ju baax jigéen ju am jom nekk nag éleveurs yu mag gis ngeen jigéen ñii mbokk yi gis ngeen ñaar ñi taxaw nii ay éleveurs yu mag la ñeewuñu benn góor ci élevage ñu ngi ciy def lu rafet Diatou ak Maguette Guissé ak toutes les femmes yi nga xamante ne daal ñu ngi yëngu ci élevage bi di ci góorgóorlu en tout cas ñu ngi leen di wax daal félicitations xam nga li ma neex ci li tax ma bëgg jigéen toujours lu nekk mu def ci mu bokk ci yéen lu ngeen bokk day taaru day rafet gis ngeen suba ba léegi ñu ngi jox kàddu góor ñi ñu ñëw yëkkati suñuy kàddu rek wax dem waaye yéen bi ngeen ñëwee climat bi dafa changé benn leneen li ci topp mooy da ngeen a indi leneen lu bees yéen a ngi nii di dugal ay joxe cadeau ay def ay affaire day wane ne que vraiment da ngeen cee bokk ba mu jeex tàkk ñu leen sant bu baax di leen gërëm avant may jox balaa may jox Diatou mu introduire nag kii Seynabou ma jox Moustapha mu wax. asalaamaaleykum mbooloo mi man la encore Tafa Baye Fall Lampo waa soxna Guissé man kontaan naa sama xol sedd na ci yow maa ngi lay jaajëfal bu baax di la wax ne la lépp loo xam ne ni yaa ngi koy bëgg wala nga koy mbébét yàlla na la ko yàlla defal ci bijaay Seydina Mohamed yaa kullu képp koo xam ne nii rek maanaam jigéen nga te nekk ci axlu élevage lii nga xam ne nii nag defal ngeen ko sama soxna damay faral di wax ne man mii borom këram man maa mën a ñëw taxaw wax ko parce que depuis 96 ba léegi maa ngi dem Italie ka ñëw bu ma ñëwee 2 mois laay def 3 mois delluwaat te li ma ko bàyyi ci ay xar ëpp na 18 xar barki Seydina Mohamed sama doom yëpp ay xale lañ mais toppatoo na leen toppatoo nga xam ne nii ku ñëw boo tegee bët su ma nee la sama soxnaa ko yor da nga naa ma déedéet mënta nekk te bu fekkee ne lii may wax amut li ma bëgg ci ëxlu élevage yàlla bu ma ko yàlla may barki Seexul Xadim Nabou maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla boo gis loo ragal loo yóotu yàlla na la ko yàlla jottali li nga bëgg ci élevage yàlla na la ko yàlla defal rek yàlla na la ko yàlla defal ci xol nag laa ko dugal te it gëm naa ne dugg na ci sa xol may ñaan yàlla jigéen ñëpp nag ñu roy ci jigéen bii kii suturaal na ma sagal na ma ànd naak man ni mu war a ànd ak man barke Serigne Bamba Mbacké bul tiit bul ragal bàyyi naa la ak Cerno Ibra Faati yaa ma gën a xam ca kanam. ak kilifa aada yi di tàllal sama loxo tous mes frères et sœurs éleveurs bu nekk ci salle bi parce que comme sëñ bi nu mu ko waxee derrière tagal beeg col beeg maquillage sàmmkat moo taxaw Nabou sa jëkkër tagg na la ambassadrice des femmes à Touba. tàccu leen loolu s'il vous plaît loolu for na de loolu for na de sas la de ndeysaan fleur ya gis nga jigéen ñi ñoom Bada Dieng wax nañu fi ñoom Boubacar ñaa yëpp wax nañu waaye lii amu fi woon fii mu ne nii mbir maa ngi doog a nag soppi xar kanam ayca fleur yeeg yëpp jëngu na benn mission lañ lay dénk comme madame Guissé l'a expliqué tout à l'heure pendant des mois dañoo tapé ci porte yëpp woo ñëpp tous les grands éleveurs les administrations les ONG def collecte de fonds pour dimbali jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci élevage mais amaguñu moyen pour moderniser wala jigéen yi nga xam ne élevage ñor na leen pour ñu def
activité génératrice de revenus mais amuñu moyen ñu ne xaar ñu dimbali leen avec une bourse d'aide au démarrage boo xam ne Cofina sunu partenaire moo ñu si jàppale pour ñu ubbil leen ay compte épargne projet. Monsieur Ibrahima Sow ici présent qui est le responsable réseau de Cofina Touba su si kanamee dina jox les 5 bénéficiaires de bourse yoo xam ne Nabou dénk nañ leen benn mission rassembler dajale jàppale dimbali bul toroxal bul noot bul séddale jëmale sa kanam mais servir ne pas se servir ne pas asservir mais servir. Merci. Merci beaucoup. ak ñu ngi leen di wax ak Aram Diop mi di présidente Touba HLM. dénk nañ leen Touba fii ci Mbacké képp koo xam ni bëgg na di jigéen bëgg a ñëw ci Renades boo jaaree ci ñaar ñi di nga yegg si sàllax loolu lañ leen fi bàyyeel. te bientôt toutes les femmes de Renades dañ wàcc sur le terrain pour sensibiliser ces gens-là. seen mbokk jigéen yu bëgg a adhérer à Renades adhésion normalement individuelle c'est 15 000 francs mais dinañ ko defal jigéen yi exceptionnellement à 5 000 francs pour ñu mën a adhérer. éleveurs yu góor yi indi leen seen jabar yi ambassadrices yi dem leen uti jigéen yi indi ensemble plus forte ensemble plus entreprenante ensemble plus performante. ca kanam jatu si ay man jatu yéen nag voilà mi ngi noonu di ko jox cadeau bi merci beaucoup. gis nga président Omar Sow Libaas Ndoye on a du pain sur la planche gis nga jigéen ñi nii ma leen gisee ci takkuteeg Pastef dañoo nar a romb di dem di wéy. dañuy dal seen kaw waaye cey dégg nga. dañuy dal seen kaw. dégg ngeen de fii mu ne nag déclaré nañu la guerre waaye di ngeen xam ne ñun tamit ñun tamit nag ñun nag dañoo am fulla nag. dañoo am fulla nag dafa ñu mënee suñu boor. invité le président mu ñëw taxaw donc di leen sant di leen gërëm ci teewaay bi donc ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant sunu wasila Cheikh Khadim Rasoul donc man dama fi teew en tant que responsable réseau de la banque Cofina donc ñun ñooy banque partenaire bi nga xamante ni ñooy ànd ak ñoom pour voilà démarrer bon salaamaaleykum wa rahmatullah donc pour débuter maa ngi nuyoo Ibrahima Sow responsable réseau banque Cofina. Donc nous sommes là en tant que partenaire pour remettre les bourses aux 5 lauréates voilà qui sont là donc on va les appeler une par une pour peut-être les remettre là voilà. Donc il y a Khady Diop. Khady Diop si elle est là elle peut se rapprocher qu'on puisse lui donner sa bourse. Donc déroule un peu. nga téyel ma rek ma mën a dérouler fii nii. Madame Khady Diop tàccu leen ko moom am na bourse bu ndege ni see déwén danañ ko seeti xool lan la liggéey ci élevage ndax nag bourse yi ñuy joxe dañ leen koy jox waaye dañ leen di topp di leen accompagner waaye itamit dañ leen di évaluer en Boubacar Niang dañ leen di topp dañ leen di évaluer pour xool ndax lañu leen joxoon jaarale nañ ko fañ ko war a jaarale ak lan moo ci juddu kon c'est très important Khady Diop. ak kan. Il y a également Madame Aram Diop. Madame Aram Diop. Aram Diop présidente HLM. moom itamit am na bourse. bourse bi nag lan la. bourse bi daal mooy am fonds boo xamante ne moom ngay démarrer sa élevage. su ko defee nga mën a bokk ci ñi nga xamante ni bokk nañ ci l'autosuffisance en mouton de tabaski mais damay répéter ni. comme ni ma ko le président Omar Sow di waxee saa su ne nee na ma Kocc ma ne ko naa mu ne ma nous travaillons pour le ministère de l'élevage et des productions animales Kocc ma ne ko mu ne ma li ministre bi di def ñun dañu ñëw fekk si ko ci pour yokkal ko doole rek jàppale ko xëccoowuñu xiiroowuñu ŋaayoowuñu ci dara ministre bi gis nañu nit ku am jom la ku am fulla ku am fayda ku gëm li muy def kon nag ñun en tant qu'éleveur on a vraiment notre pierre à apporter à la construction de l'édifice loolu moo tax ñu ñëw pour appuyer les programmes du ministère de l'élevage merci ñu woo madame Awadja moom tamit am na bourse madame Awadja anamu madame Awadja ñu lay jox bourse ñëwoo
nee na loolu mooy carte bancaire bi waaw pour ñu sant Ndiaye ñoom Abdoul Aziz Ndiaye gis ngeen ko nag yi de yàlla rek ko mën Abdoul Aziz Ndiaye daal li mu topp sama nopp bi sànq ba tey. bu ñu noppee liggéey bi danañ dem ubbi ji magasin de référence. waaw dinaa wax magasin bi. ma nga ca yoonu dëkk ba. waaw délégation bi Touba Palen. ok. Khady Mbodj. non gaaw. Khady Mbodj gàdd beey. day compliqué quoi xalaatoon naa. Khady Mbodj gàdd beey ñëw leen. day compliqué quoi. Abdoul Aziz Ndiaye nee na. yéen ñi sant Ndiaye te nga xam ne affaire añ rek moo leen ñor nee na bu kenn ñibbi su añ bi suñu paree ci lii dañuy àndandoo yéen da ngeen di àndoo yéen ñi sant Ndiaye ku ngeen bëgg a invité ngeen invité ko ngeen dem añi añ bi ndax voilà bu ko defee seen xol sedd kon nag Abdoul Aziz Ndiaye nee na seen écurie la bokk Matar Sy bu ko defee ngeen ànd dem añi ñun ñu sant Diop moom bu ñu jullee ba pare rek suur jërëjëf ñu ngi noonu. ak kan moo ci des c'est bon Khady Mbodj n'est pas là